Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. mënuma noppi quoi billahi mënuma noppi parce que dama jàpp ne su ma noppee rek du baax ñi may seetaan nag bëriwul ga waaye as tuut ñi nga xam ne ñoo may seetaan dinañ mën a séddoog ñun suñu ay analyse yu ñuy def ci le complot du siècle contre Ousmane Sonko nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo nekk ci gannaaw complot bi te yàgg nañ ko bëgg a def te amuñu woon fuñ jaar léegi nag ñu jaar fi gën a salte fi gën a bon nga xam ne ñoom ñoo mel noonu Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo gën a salte ñoo gën a xasaw ñoo gën a tilim ñoo gën a xaraam ñoo gën a bon loolu moo tax ñu def lu bon lii pour tilimal jaamu yàlla boo xam ne ku baax la ku sell la ku jub la muy Ousmane Sonko léegi nag li tax ñoom ñëpp ñu bañ ko Macky Sall ak ñi mu àndal ses complices li tax ñu bañ Ousmane Sonko mooy ne Ousmane Sonko da leen a gën chaque jour mën na leen dal Ousmane Sonko moo gën Macky Sall ak ñi mu àndal sa bande d'association de malfaiteurs parce que ñoom ay malfaiteurs lañ ñoom ay violeurs lañ soo déggee ma ne ay violeurs lañ ñoom ñoo nekk à la tête du pouvoir ñu dénk leen nguur gi ñuy violer loi yi di violer constitution bi di jaay nit ñi doole kon ñooñu jàmmaarloo ak ñoom dafa jot il est temps amul dellu ginnaaw man ce que je regrette ak li ma métti ci instant bi mooy le fait que man mënuma maanaam nekkuma Sénégal quoi xam naa nag du ñàkk ñu wax ne kii dafay sóob lu mu nekkul fii moo tax muy waxee nii billahi wallahi watallahi heure bii moo fekkoon Sénégal maa ngi ci kaso bi comme ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Clédor parce que duñ la rey lan lañ lay def mënaluñ nit ñi tus Macky Sall bu foogee ne nit ñi dañ ko ragal dafay fen billahi wallahi watallahi su foogee ne nit ñi dañ ko ragal dafay fen moog ñu mu àndal te dañuy nax seen bopp fii kenn mënu fee intimider kenn parce que Sénégal kenn moomu ko Macky Sall moomul Sénégal Macky Sall baadoola la te baadoola xamul njoowaan dañ ko jox nguur gi mu ñuy jaay doole bëgg ñoo not bëgg installer dictature au Sénégal te loolu c'est impossible daf ñu war a jaral dee Ousmane Sonko ñu ngi ci gannaawam lu nekk jaral nañu ko lum ñu jaralul amut kenn du ko fi sànkee te bu naree sànk Sonko moom mooy sànku billahi wallahi watallahi lii dafa yomb c'est trop facile ça ne doit pas se passer comme ça warul jàll nañu jaral suñu bakkan yi ñu mën a wax nañuy wax man loolu moo tax man fan yi yëpp 5 heures du matin laay tëdd di xalaat chaque jour 5 heures du matin te damay teel a yeewu je dors même pas plus de 5 heures de temps parce que damaa xam ne bu ñu noppee du baax il faut que ñuy conscientiser wax ak sénégalais yi nekk sur le terrain Ousmane Sonko warul uyu ji dégg naa ñu ne convoqué nañ ko mercredi suba mais warul uyu ji lu tax muy uyu ji nit ki naka lay yoree paaka nan la ñëwal uyu ma nga xam ne boo ñëwee daf lay rendi nga xam ne foofu jaar na fa ak Khalifa Sall jaar fa ak Karim Wade indi parrainage teg ko éliminer ay candidats ñoom Abdoul Mbaye ñoom Pape Diop ñoom Malick Gakou ñoom Hadjibou Soumaré ku nekk am na fu mu jaar ak yow ñii kaso la jaar ak ñoom ñii mu jaaral leen ci parrainage bi rend leen ne opposant du am Sénégal jël Idrissa Seck le plus grand traître de l'histoire du Sénégal ànd ak moom ci seen mburoog sow ñun on s'en fout ci seen ànd ñoom ñaar nañ ànd dem fu leen neex Ousmane Sonko bañ ñu nekk ci kawam ne chaque jour dinañ ko piéger pour jéem ko daaneel am na benn émission bi mu defoon février 2020 si vous vous rappelez très bien si vous vous souvenez face à Pape Alé Niang la émission bi tudd sur Sen TV Ousmane Sonko mu ngi doon wax affaire bi mu ngi doon wax ne gars yi dinañ ma complot
dem leen ngeen seetaan affaire bi ci archive yi ci YouTube bi mu ngi ci YouTube bi. il le savait très bien xam na ne gars yi ci kawam lañ jëm te sénégalais yépp koo ci laaj koo waxal ñi ànd ak Sonko ñu ànd ak Sonko ñëpp xam nañ ne ñii ñu ngi fexeel Ousmane Sonko. Ousmane Sonko daf leen a wax lu leer il a été très clair daf ne sama levée immunité parlementaire jaarul ci yoon te bu jaarul ci yoon kenn mënumaa convoqué ba ma dem te loolu man je suis parfaitement d'accord avec lui je suis en phase avec Ousmane Sonko warul uy ji tey warul uy ji ëllëg parce que lii ñëpp xam nañ ne cabale politique la ñëpp xam nañ ne complot bi ku ko nas mooy Macky Sall ak ñi mu àndal parce que dañoo toog ci réew mi nekk pays de démocratie ñu ne kenn du fi nekk opposant loolu mënta nekk c'est impossible lii warul jàll dee daf ñoo war a jaral dee warul jàll te bésu dee bu jotee ku dund doo gor te li ñuy xeex nii je rappelle que ne du pour Ousmane Sonko moo tax ñu koy xeex mais yéen fan ngeen mas a gis a gum ñu ne ñaari sénégalais ñoo jotee mu nekk une affaire privée ne nañ ba pare ñu ne brigade de recherche de la gendarmerie kenn du tëb rek demal fa sa bopp il faut nga jaar ci procureur mu jox ko brigade de recherche pour mu mën ci ubbi enquête wala pour mu mën leen déglu léegi Adji Sarr xale bu ndaw boo xam ne nee nañ 20 ans la am kooku kañ la fi juddu ak ban jàng la am ak benn intelligence la am ba war a xam ne moom dafay bind plainte romb police Grand Yoff la dëkk romb Sacré-Cœur mu ngi dépendre ci police Jëppal Sacré-Cœur bi muy liggéeyee romb commissariat yu bëri dem ba brigade de recherche bu Colobane ne moom dafay dem di porter ji plainte parce que dañ kaa violé ñun xanaa ay dof lañ xanaa ñun duñ ay borom xel yàlla sax buy wax à chaque fois daf naan afala taaqiluun xanaa du ngeen xelu yàlla mu ñuy waar su ñuy waar ci alxuraan daf naan ñu afala taaqiluun léeg-léeg aaya bi daanu mu ne afala taaqiluun loolu yonent yàlla Ibrahim waxoon Namruj bi ñuy jaamu xërëm yi uffin lakum wa lima taabuduna min dunillah afala taaqiluun xanaa du ngeen xelu yàlla rek daf ñuy wax loolu kon ñun fekk comme yàlla moo ñuy wax loolu ñun war nañ di mën a utiliser suñu xel. Adji Sarr kan moo ko wax na ko da ngay dem brigade de recherche pour porter plainte léegi nag am ñoo xam ne ñu ngi wax naan Ousmane Sonko ne dem uyu ji yoon ci fan ban yoon lay uyu ji Sénégal dafa am yoon ñu ne ñaari Sénégal yu jote yan ñaari sénégalais ñoo jote wax leen ne Macky Sall kañ moom mooy def répression ci kaw Ousmane Sonko wax leen ne Macky Sall ak ñoom àndal ñoom ñooy jéem a piéger Ousmane Sonko tegal ko cabale politique pour jéem ko daaneel mais Adji Sarr du ci dara Adji Sarr benn xale la bu ñu utiliser rek affaire bi nu mu demee du début à la fin ñëpp xam nañ ne ay fen la te loolu leer na naññ. léegi lan moo tax ñu jël affaire bi accéléré ko ci ñaari sénégalais yi jotee te ñaari sénégalais yàgg nañ jotee di dem tribunal ba jamono jii may wax am na ay contentieux yu am tribunal yoo xamante ni am na ay nit ñu siiw am ñoo xamante ni siiwuñ am na yoo xam ne sax ñu ngi ko daan jàllale ci rajo yi ci ay nit yoo xamante ni ay borom tur lañ est-ce que di ngeen gis accélération bi nii ni ñu accéléré dossier bi moom lañ accéléré woon dossier Karim Wade ak bu Khalifa Sall. léegi Adji Sarr ñu ne Sonko daf ko violé mu dem porter ji plainte bi mu porter plainte ñu jël ko diligenter enquête bi te warul dem tëb rek dem brigade de recherche yi jël ko ba pare convoqué Ousmane Sonko bañ parce que procureur moo wax ne oo leen Ousmane Sonko parce que il est fier bu ngeen ko convoqué day ñëw su ñëwee ngeen def ko garde à vue bu ngeen ko defee garde à vue après déféré ko bu ngeen ko déféré ma jox ko juge d'instruction bi Mamadou Seck dóor ko mandat de dépôt pour ubbi instruction parce que viol la mën na ko fa téye 10 ans bu ko neexee di def enquête parce que dañ ko criminaliser Ousmane Sonko wax na ko mu leer nañ fii kenn dofu fi ñun ñëpp ay nit la ñun ñëpp a jàng ñun ñëpp a am xel. même pas 20 jours PV yi pare na. gendarmerie def seen liggéey comme nu mu waree procureur jël enquête bi
boucler ko te enquête bi pareegul te gendarmerie ñu ngi woon ci yoon boo xamante ni tey bu ñu continuer woon def réquisition au niveau de la Sonatel maître Dior Diagne biñ ci tudd doon na wax ak Adji Sarr téléphone dinañ mën a xam lan lañ doon wax. Sidi Ahmed Mbaye doomi kii Mbaye bi nu mu tuddati Maodo Malick Mbaye jarbaatam quoi doomi magam wala doomi rakkam kooku dinañ xam lan la doon wax ak Adji Sarr. Adji Sarr nee na Ousmane Sonko daf ko envoyé message mu supprimer ko suñ continué woon enquête bi dinañ xam ndax Ousmane Sonko envoyé na Adji Sarr message wala envoyé wu ko mais Khady Ndiaye borom salon bi moo wax ne ci semaine boobu noonu avant deal bi avant le 2 heure bu toogaan xale bi day ñëw dend ak moom jël téléphone am bi di feuilleter téléphone am di xool numéro Ousmane Sonko la doon xool pour mën a am preuve heureusement amu ko pour ñun malheureusement pour moom. léegi PV yi génn leer nañ te enquête bi bu continuer woon ñu bëri dinañ daanu mu leer nañ ku noonu duñu egsi fii ku noonu affaire bi jeex na ku noonu jarut sax muy àgg ci juge bi. ku noonu dañuy wax ne affaire bi jeex na léegi classé nañ dossier bi léegi dañuy topp ki nga xamante ni moom mooy Sidi Ahmed ak chauffeuru Mamour Diallo bi ak médecin ba nekkoon ci biir oto ba ak maître Dior Diagne mu ñu ci tudd na boobu moo bind plainte bi suñ nekkoon ci état de droit te affaire bi nekkul politique ku noonu affaire bi jeex na tàkk mais fi ñu ko jaarale moo jaaduwul jaarale wuñ ko ci yoon moo tax Ousmane Sonko ne moom du uyu ji yoon lu tax muy uyu ji yoon bu uyu joo yéen dee li daloon Khalifa Sall ak li dal Karim Wade moo koy dal. mieux vaut mu toog affronter gars yi ñu ñëw buy dee di am dee am buy ay bakkan di rot ay bakkan rot buy deret di tuuru deret tuuru parce que nag dañ waxante dëgg il faut que ça passe ou ça casse te loolu si ñun la dépendre Macky Sall baa doolal du nit ku ñuy négocier te parewul pour dellu ginnaaw su parewoon pour dellu ginnaaw ñi wax ñëpp ak ni dossier bi demee yëpp mu toog na yëgu ko ba pare bàyyi gaayam mi ñi dem ci télévision yi di enfoncer Ousmane Sonko. Abdou Mbow génn na démb dem ci Maïmouna Ndour Faye du ma leen déglu parce que intéressé wuñ ma mais xam naa ne du wax lu rafet ci Ousmane Sonko ay wax yu ñaaw la fay wax. ce traître Moussa Sy nga xamante ni c'est un transhumant un traître de classe exceptionnelle Khalifa Sall defal ko lu nekk tax mu nekk mairie Parcelles am deuxième mandat mu wor ko. wor Ablaye Wade traître boobu noonu war na am kàddu ci dëkk ba di wax nekkoon fi di xas Macky Sall taxaw fii naan Macky Sall dama lay laaj Khalifa Sall ak waa Ndakaaru lan lañ la def Macky Sall jàppee ko comme un poisson ne j'ai pêché un grand poisson comme yow jën nga traître nga yow amoo kàddu ci Sénégal bu nekkoon dëkk bu baax dëkk bu yoon dëgg am na ñoo xam ne duñ wax nit ñi di leen déglu parce que duñ ay référence waruñoo sax wax nee na Moussa Sy nee na Sonko il connaît Adji Sarr depuis plus de 3 mois mais ñoom kan moo leen wax loolu ak lan moo ci seen yoon ñoom nee nañ affaire bi affaire ñaari sénégalais yu jotee lañ lan moo tax léegi ñoom ñu ciy wax bay enfoncer Ousmane Sonko lu waral loolu kon kañ affaire bi politique la c'est un complot politique c'est clair leer na ñëpp xam nañ ko. Birima bi mu génne lan la wax ce faux type de Birima la nga xamante ni dañ ko yebal jàkkaarloo pour muy saaga opposition bi di saaga Ousmane Sonko amul benn xam-xam mënul wax lu jëriñ nit mais Birima boobu noonu lan la wax révélation yi mu def lan la def na moom il a parlé avec Adji Sarr au téléphone fan la xamee Adji Sarr ak lan lay wax ak Adji Sarr ak lan mooy yoonam ci Adji Sarr ak lan moo tax ñoom ñu taxaw di défendre Adji Sarr kon kañ yaa anguille sous roche kon complot bi nit ñi di wax dëgg la li seen yoon ñoom ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu jotee seen yoon waru cee nekk ñoom léegi ñoom ils sont tous du côté de Adji Sarr fu mu nekk nii dem ci télévision yi di ko défendre Birima nee na Adji Sarr njëkkoon na dem gendarmerie brigade de recherche il y a 1 mois bi mu demee muy porter plainte gendarme yi ne ko demal uti ji preuve mooy demal ñu violé waat la nga programmer ce viol déjà il a insulté les enquêteurs la gendarmerie ñu war ko porter plainte dal ci kawam parce que il est avec Macky Sall moo tax jàmm lay am te
sale boulot lay defal Macky Sall mooy dem jàkkaarloo avec la complicité de Youssou Ndour et de Bouba Ndour son petit frère nga xam ne mooy le directeur du programme ñu toog jàkkaarloo di xas nit ñi di leen saaga te du xam-xamam moo ko fa teg du compétence am Birima du spécialiste ci dara amul ci dara lu mu spécialisé wu lu tax muy ñëw di toog foofu na dafay def chronique te chronique am masu leen a gis Birima def benn chronique gars yi relayer affaire bi ñu ne Birima il est pertinent li mu wax am na solo saaga lay def ak xaste di def le tour des plateaux télévisés di saaga nit ñi mais loolu pour lan boucler nañ enquête bi mais PV yi du mu génnee Pape Alé Niang jàllale ko ñëpp jot ci man mii maa ngi ko yore sama téléphone mais affaire bi leer na complot bi leer na xale bi nga xamante ni moom moo nekkoon ci salle bi di maase Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom ñaar parce que 4 mai la woon ñaari nit ñoo ko doon maase ñu koy wax maman te Ahmed Aïdara interviewé ko mais maman boobu noonu nee na bi ñu nekkee brigade de recherche ñu leen di defal confrontation am na benn moment enquêteur dañoo génn def pause génn bàyyi leen fa mais dafa wax maman na ko noppil ma jox la 100 000 francs léegi nii pour nga bañ a wax maman bañ Sidi Ahmed Mbaye moo wax loolu kon ñoom ay bandi lañ ay comploteur lañ dañoo bëgg a sànq Ousmane Sonko mais buñ bëggoon enquête bi leer na bu yàgg féetee na boor ba ñu topp maître Dior Diagne mu ngi siy tudd topp Sidi Ahmed Sarr oto bi nee nañ immatricule bi turu Mamour Diallo moo sa nekk lan moo tax oto Mamour Diallo lan moo tax chauffeur Mamour Diallo médecin ba nekkoon ci biir mooy kan ak ki leen bindal autorisation pour ñu mën a circuler en plein couvre-feu léegi yéen ngeen gis loolu yépp mu leer naññ ñu accélérer affaire bi député yi nga xamante ni ñoom ils sont avec Macky Sall la majorité mécanique am gaaw taf amuñ sax ay information yu leer ñoom pour lever immunité parlementaire Ousmane Sonko ñu jalgati yoon jaay doole parce que ñoom ñoo am majorité mécanique à l'Assemblée nationale avec la complicité de Moustapha Niasse nga xamante ni kilifa la waroon tëddee njaaxaanaay war a nekk ni koo xam ne day dox jàmm su Macky Sall defee lu mu warta def mu génnee ko ci ñu jaay doole lever immunité parlementaire am te jaarale wuñ ko ci yoon indi fa benn dossier boo xam ne photo ba ci nekk dañoo dem ci ay site pornographique jël fa benn xale bu jigéen ne kooku moom mooy Adji Sarr député majorité bi gis loolu ba pare lever immunité parlementaire Ousmane Sonko pourquoi cette accélération lu waral accélération boobu noonu juge bi nga xamante ni moom mooy juge d'instruction du 8e cabinet ñu koy wax Mamadou Seck baayam dafa gaañu le 9 ñu jox ko dossier bi mu dem taf muy wëññeekuwaat yàggul sax ci dëj bi mais nit sa baay bu génnee àdduna ak loo bëri liggéey yow kenn rek nekkoo fa juge cabinet yi 10 cabinet la premier cabinet ba 10e cabinet moom 8e cabinet la nekk mais su amee liggéey boo xamante ni kañ dañ ko war a def mais mën nañ ko jox ñeneen ñu liggéey ko mais parce que moom complice la ci deal bi la bokk copain Macky Sall la ci ñu Macky Sall teg foofu pour ñuy rendi ses adversaires politiques ci la bokk moo tax ñu suul baayam rek mu gaaw wëñeeku waat dawaat ñëw Dakar mais nit sa baay bu génnee àdduna dëkk Louga wala Kaolack wala Saint-Louis wala Casamance ci région yi fu mu mënti doon wala Tamba xanaa da nga dem na toog ak sa famille nit ñi di ñëw di la jàlle si di bokk ak yow naxar bi nga toog fa sax au moins une semaine boo xamante ni di nga toog nit ñi di ñëw di jàlle jàng wàccee ay kaamil ak yooyu noonu mais dafut loolu ci jour bi la wëññeekuwaat ñëw Dakar pour accélérer dossier bi ñu jékki-jékki ñu ne oo nañ Adji Sarr kenn xamul ndax Adji Sarr moo fa ñëw génneel nañ ñu benn photo daal ñu ko kii mooy Adji Sarr wóoruñu ndax mook ñaari avocat yi ñoo fa nekkoon def seen PV wane ne Adji Sarr moo ko wax te waxu ko dem jox ko na ko signeel ak lan moo tax ñu jël Adji Sarr denc ko jox ko ñaari élément BIP brigade d'intervention polyvalente de la police lan moo tax droit boobu Adji Sarr am lu tax Khady Ndiaye moom amu ko te moom tamit mu nekk en danger ñu koy menacer lu nekk mu koy daj lan moo tax ni ñuy protéger ñoom Adji Sarr protéger wuñ ko Ousmane Sonko te nee na ñaari sénégalais ñoo bokk jote ñoom ñaari sénégalais ñoo jotee
léegi nag yéen ngeen bëgg Ousmane Sonko dam wuyu ji képp kuy wax ne Ousmane Sonko ne dam wuyu ji justice naafeq nga. maa ngi dégg imam Kanté di ko wax moom moo gën a naafeq ñëpp parce que imam dafa bokk ci ay critères mooy mu màndu te mànduwul. gis nga affaire bii nii daf ci am ñoo xamante ni dañoo am benn jalousie am benn haine viscérale envers Ousmane Sonko dañ koy manifester waale ci occasion bii nii te duñ ko tey parce que nit ki da leen a raw ñëw bi mu duggee ci géewu politique bi yàggul xale yi jox ko bopp bëgg ko programme yu mu oote nit ñi gis ci seen bopp xale yi bañoon politique yëpp wax na sax duñ voté boo tuddee politiciens yi ñu ne ñoom dañoo vomir politiciens yi xale yooyu il se retrouve derrière Ousmane Sonko gis seen bopp ci programme Ousmane Sonko mu gën leen a baax gën leen a ragal yàlla dàq leen jaamu yàlla gën leen a jub jaar ne impôt et domaine nekk fa responsable te sàccul dërëm benn kër la amul ay compte bancaire yu bëri amul ay terrain yu bëri amul benn bien boo xamante ni mën nañu wax ne Ousmane Sonko lii daf ko sàcc te ñu bëri ñu nekk ay inspecteurs des impôts et domaines ils sont riches te seen salaire mayu leen ko. léegi nag comme nit ki moo leen gën ñi ànd ak Macky Sall te bon xasaw tilim dañuy bañ Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi à côté dañoo bëggoon a mel ni Ousmane Sonko te meluñ ko li yàlla may Ousmane Sonko ñu am ci fiiraange xol bu bon. di profité ci occasion bi pour di ko jéem a enfoncer mais fii nii amul benn problème bu fi am ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko Adji Sarr ak Ousmane Sonko jotewuñ dara état bu Sénégal dirigé par Macky Sall et sa bande d'association de malfaiteurs ñoom ñoo doon tegal Ousmane Sonko ndëgg sërëx di ko jéem a piéger jël xale bu ndaw utiliser ko pour mu toroxal Ousmane Sonko te xam naa ne xale bi fu mu nekk nii ñu ngi ko tëj di ko sol pour waxloo ko kon xam nga ne kon ñii bëgguñ jàmm. mais Mame Makhtar Gueye ak Abbé Jacques Seck ñu ngi dox tànku jàmm ñëw nañ Sacré-Cœur Ousmane Sonko ku ñëw da nga koy gis il est accessible mais Adji Sarr kenn mënu ko ak gis mais fan ngeen di gisee nit koo xamante ni dafa am ak nit problème ba pare ñu nëbb ko ñu ne kenn du ko gis yow su fekkee nit daf la violé mais nit kooku noonu kañ yow da ngay accessible nit ñi di la gis ngay dem tribunal ak ñëw nga nekk seen biir kër mais su fekkee yow tu es menacé sax. suñu lay booleeg ay policiers yi sa buntu kër la ñuy nekk di la garder ñu xam ne Adji Sarr mu ngi ci kër gii mais Ousmane Sonko moom xam nañ fu mu nekk mu ngi Sacré-Cœur kër góor gi ku ko bëgg a gis di nga dem gis ko Mame Makhtar Gueye mi nga xam ne médiateur la moo ko Abbé Jacques Seck mais dem nañ gis Ousmane Sonko te Ousmane Sonko moo gënoon nekk nit koo xam ne xanaa pour gis ko moo gënoon a war a mën a jafe ko gis Adji Sarr Adji Sarr elle ne représente rien tekkiwul dara. léegi nag kon kan moo nëbb Adji Sarr ay mbokkam gisuñ ko def nañu reportage ci village ba mu dëkk muy Maya Île du Saloum maamam nee na toog na ñaari at gisu ko dëkkoon na Pikine dañ ko faa génne woon parce que day taxawaalu mujj gi ñu ne bi mu nekkee ci salon ba Grand Yoff la dëkkoon kër gam dëkk Grand Yoff da ngeen kaa xam ban kër la ko kenn dafa xam fu mu nekk kon léegi kan moo ko war a denc Adji Sarr est-ce que am na ay moyens yu mën a làqatoo nii am na ay moyens yu am ñu ne day dem tribunal ñu jël ko dugal ko ci 4x4 yóbbu ko tribunal dugal ko mu gis juge ñu dugal ko ci 4x4 yóbbuwaat ko fan lañ ko yóbbu kan moo am kàttan boobu lu dul état léegi kan moo ñemee taxaw nag gis loolu yëpp ne Ousmane Sonko ne dem wuyu ji fan lay wuyu ji lan moo xew dara xewul ba muy wuyu ji Ousmane Sonko n'a rien fait deful dara dañoo orchestré seen mbir prémédité seen ay affaire bëgg a yàq àdduna mën a leen nag su fekkee da ngeen ma bëgg a yàq sama àdduna man ak yéen ñooy àndandoor ñu dee Macky Sall bu ma naree sànq ay loxoom dina takk te ni mu ko waxee noonu lay demee parce que Ousmane Sonko di tapet bi ñëpp xam nañ ko le peur bu xot bu mag bi poltron bi mooy Macky Sall parce que moom mooy baadoole bu mag bi làqatu derrière la justice bi nga xam ne mooy justice sénégalaise justice bi ñàkk fayda nangu ko jàpp nit ñi di leen réprimer di acharné wu ci ay nit yoo xam ne defuñ ko dara ndax ay affaire politique làqatu derrière la gendarmerie derrière la police derrière sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale di jaay nit ñi doole di toroxal nit ñi kooku mooy tapet bu mag bi Ousmane Sonko amul benn nguur amul benn pouvoir mënul bind décret te taxaw na défier ko wan ko ne ko carrément su fekkoon man ak yow la nga daw su fekkoon APR ak Pastef la nga daw waxet parce que tapet nga kenn mësul gis Macky Sall ci benn
benn manifestation boo xamante ni dafay tàng ay manifestation autorisée la daan dem Bara Gaye toog ne fii bu PDS ne heure bu réunion amaan bu affaire bi tàngee day daw kon kooku tapet la yore nguur moo tax muy jaay yëfu baadoo la di jéem a utiliser gendarmerie police ak justice pour di toroxal gor ñi nga xam ne ñoo ko gën fuuf gën kaa sell gën ko set parce que moom baaxul santul yàlla doo ko gis mukk mu ree te nit ku dul ree nit ku bon nga mooy ne sa xol baaxul xanaa booy jiite ay nit des fois sax xanaa di nga nekk ci benn circonstance boo xam ne di nga kaf ree sax au moins ñu gis sourire président bi mais président Ousmane Sonko foo ko fekk dafay ree ngay gis ree ji mu neex bu bëgg a dee nga xam ne kii xol bu rafet la yore ku sell la mais Macky Sall xol bi baaxut gëmul yàlla gëmul yonent bi yéefar la du nitu dara léegi nag di jël nit ñi nga xamante ni dañoo baax gore di xeexal Sénégal mu ne dina leen sànq loolu mënta nekk suñu bëggoon jàmm dinañ bàyyi tey ñi nga xamante ni dañoo jóg pour dox ci tànku jàmm ñu gis Adji Sarr mais ñoom nëbb nañ Adji Sarr te avocat bi nga xamante ni mooy maître El Hadj Diouf gis ngeen lu mu wax ci réseaux sociaux yi kon xam nga ne ñooñu bëgguñ jàmm su fekkee dañ ne Sénégal ñun ñoo ko bokk ñoo ko moom am benn contentieux bu am wala benn cabale politique bu am wala benn complot nara taal dëkk bi am ay mag yu jóg di dox tànk jàmm maître El Hadj Diouf génn ne Adji Sarr ne parle qu'au juge du wax ak kenn ku dul juge bi ba pare mu ne elle n'accepte pas les médiations elle n'accepte aucune médiation sax la wax du nangu benn médiation léegi kooku lan la jotee ak Ousmane Sonko lu dul benn haine bu mu amal Ousmane Sonko parce que ni mu bëgg a melu ko loolu si Ousmane Sonko la ko yàlla def dafa nekkoon député à l'Assemblée nationale Ousmane Sonko ñëw pour la première fois mu participer ci élection législative yi en 2017 jël place am tax mu am benn haine topp télé yi avant lii di am fu mu dem saaga Ousmane Sonko di ko xas te mënul wax ne lii laa jotee ak Ousmane Sonko lii am mu profitoo ci dem nekk par force avocat Adji Sarr ba pare ay nit di dox tànk jàmm mu ne non jàmm du fi am Adji Sarr ne parle qu'au juge elle n'accepte aucune médiation mu wax ko mu leer nañ mais xam ngeen ne kooku bëggul jàmm violence bu ñuy jiiñ nit ñi tax ñu leen di jël di jàpp ku ci mel ni Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor ak ki nga xam ne moom mooy l'administrateur de Pastef ñu koy wax Birame Souleye dañ leen wax ne dañoo bëgg a taal dëkk bi quoi mais Macky Sall moom mooy le plus violent moom moo jiite réew mi jàmm réew mi ci loxoom la nekk tey situation bi ñu nekk nii tey bu ko neexoon affaire bi jeex na te ñàkk faydaam ak mbonam moo waral Sénégal nekk ci situation bi nii avec tous les problèmes qui prévaut au Sénégal talut problème yooyu pour lijjanti ko Dakar amul ndox dëkk àll yi amul ndox am na dëkk àll yoo xam ne amuñ courant ku feebar doo faju hôpitaux yi baaxul ñu amee cancer amuñ radiothérapie bu baax ñu amee insuffisance rénale balaa seen rang di egsi ci pour ñu def dialyse parce que dañuy rang ñu dee xale yaa ngi dugg gaal di dee amuñ liggéey problème yi bëri Sénégal mbas mi ñëw daanu suñ kaw di rey ay nit ñu war a xeex mbas mi xool nañ lañ koy organiser ba mbas mi jógee fa talut loolu moom Macky Sall muy tal ci biir pandémie bi di comploter son adversaire politique mu foog ne dafa waroon a yomb comme ni mu yombee woon ci moom bi mu koy def Khalifa Sall comme ni mu yombee woon ci moom bi mu koy def Karim Wade waaye bii bu la wóoree du yomb rek na nga ko xam du yomb léegi kooku violence am bi muy oote ñëpp xam nañ ko ci moom parce que moom bi mu faloo bees dañ xam ne kii moom il est violent parce que moom moo dem taxaw grand théâtre ne gars yi seen yaram bi dafay xasan président bu am fulla est-ce que mas ngeen a gis benn président bu crédible am personnalité am classe ci àdduna bi taxaw naan sama opposition bi seen yaram day xasan fa wàññi fàccaaca xaw ma fa wàccaaca affaire yi bàkku séeréer yooyu mu doon def di bàkku mais loolu violence la acte de violence la nga ne yow da ngay bëree ak opposition bi da nga leen di yëkkati ba ci kaw dóor leen ci suuf ñu ñàkk xorom ñu mel ni ñoom Mbaye Ndiaye suq yi jóg di tàccu kon kooku yow yaa ngi oote violence un président de la république nga taxaw naan gars yi seen yaram dafay xasan fa fañ fa wàccaacaa yow nga war a am yeneen yitte
Idrissa Seck mburoog soow bi mu àndal tey sax mu ngi ko si doon saboté. Mburoog soow bi mu àndal tey ñu jox ko conseil économique et social mu noppi ah taxaw na rek di ko doon classe ci affaire boobu naan yow ñu ngi la jox réew pour nga liggéey nga nekk fi di bàkku naan wàccaacaa te tey du ko wax. tey jii bu fekkoon mu ngi ci opposition bi ba léegi nii Idrissa Seck mu ngi taxaw dem na kër Sonko dénoncer affaire bi waaw lii complot politique la mais léegi il est avec Macky ma nga toog ñu jox ko conseil économique et social environnemental bi nga xam ne moom daf ko vomiroon ne c'est une institution budgétivore léegi tey moom dem na fa toog moog ay xaritam ñu noppi ñoom Yankhoba Diattara ak ñeneen ñu àndal. moo tax ñii il faut que ñu jàmmaarloog ñoom une bonne fois pour toutes parce que ñii ñooy canceru Sénégal ñoo tere Sénégal dem te ñii lu ñuy gën di yàgg Sénégal di gën a arrière. il nous faut de nouvelles têtes du sang neuf, une véritable alternance. loolu bu ñu ko bëggee il faut qu'il y ait une révolution nag bu ñu koy oote ñun révolution pacifique la ñuy oote mais buñ ñu owee ci violence dañuy jàmmaarloog ñoom wan leen ne leen carrément dëkk bi yéen moomu leen ko ba toog fi di buum mi bëgg fee teg dictature. loolu c'est impossible mënta nekk. ba tey si violence Macky Sall bi ma ñëwaat ci mu ñëwaat ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. est-ce que un président war na taxaw di wax loolu? ban président bu am classe ci àdduna bi ci dëkk démocratique yi ngeen mas a dégg mu ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression? yow déjà loolu rek acte de violence la. yow nga nekk dans une démocratie dans une république nga xam ne il faut qu'il y ait une opposition nga xam ko yow mu nekk ci constitution bi nga nekk garant de la constitution nga taxaw yow ne man duma am opposant damay réduire opposition bi à leur plus simple expression mes opposants. léegi bi mu waxee loolu yàgg na léegi nag kon xamoon nañ ne luy raam ci ñag bi la jëm. bëggul opposant bëggul ku ko opposé parce que teg na fi parrainage kale ñoom Abdoul Mbaye ak ñoom Pape Diop ak ñoom Malick Gakou tànn ñi ko neex. boobu dafa xeeboon Ousmane Sonko mu foog ne Ousmane Sonko bu demee du am dara. Ousmane Sonko ñëw jël 3e te élection yooyu bu jaaroon yoon Ousmane Sonko moo koy gagné mais résultat préfabriqué la. léegi nag président bu taxaw naan je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression kooku mooy ne kooku il est violent. Macky Sall moo dem Fatick en 2007 avant qu'il soit élu président de la République dem di voter sans carte d'identité jaay doole toj isoloir bi dugg voter par force génn jaay doole jógee fa ñëw Dakar avant résultat yi di génn mu dem ci ancienne piste ba mooy booy dem kër Sëñ Béthio Thioune ci pont boobu noonu Sacré-Cœur di célébrer victoire en 2007 naan Ablaye Wade gagné na parce que moo nekkoon directeur campagne Ablaye Wade te boobu joxee guñu résultat. léegi nag sénégalais yi di nelaw ba fal ko man masuma kaa gëm masuma kaa votel alhamdulilah maa ngi sant yàlla masuma neex masuma ko gëm parce que traître la baadoola la man baadoola man du ma ànd ak baadoola man gor laay àndal. kon kooku dafa violent. léegi nag yow président bu bëgg jàmm ñëw ci réew nga xam ne réew mii nii dafa war a am opposition nga ne da ngay réduire opposition bi nga dem voter avant ngay nekk président sans carte d'identité di jaay doole taxaw fi naan fa wàcc fañ fa wàccaacaa sa gars yi di sàcc di def ay détournement di def lu leen neex nga génn jàkkaaroo Sénégal yi na maa ci teg sama kudd 31 décembre bii nii passé nga taxaw ne am na nit ñoo xam ne ku leen laal dëkk bi dafay tàkk wane ne moom mooy instrumentaliser justice bi ba pare mu ñëw fekk Ousmane Sonko mi nga xam ne defu ko dara. Ousmane Sonko benn délit la def pour ñoom benn délit mooy ne dafa am ambition pour jiite réew mi mooy ne daf leen a gën a baax gën leen a yiw gën leen a jub gën leen ci sur tous les plans ñu ne loolu du fi am dinañ la jaxase ak sénégalais yi wan sénégalais yi ne yow ak ñun ñoo yem wala sax yow yaa ñu gën a bon te ñoom ñoo gën a bon foofu. léegi président bu bëgg jàmm pour man xam nga nan la war a def boo xam ne dafa nekk dans un pays de droit dans un état de droit dans un pays démocratique bu ñëwee dafay gérer exécutif am bàyyi yeneen pouvoir yi ñu am seen indépendance su bopp mu démissionner à la tête de son parti parce que mënoon nekk président ba pare nekk chef de parti ba pare nga gëm ne da nga war a am opposition bàyyi leen ñu am jàmm di def seen rôle di jouer seen rôle d'opposant
nga gérer li ngay gérer lu nekk ci constitution bi muy ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs nga def ko sa bopp bi xam ne ñaari mandat nga mën a def nga liggéey sa liggéey may opposition bi jàmm justice bi amoo droit di leen manipuler fekk ñoom nangu nañ ko parce que dañoo ñàkk jom boo defee li ngay def ba pare nga organiser des élections libres et transparentes ku gagné ñu xam ne kii moo gagné sa parti am nañ droit teg seen investir seen benn candidat ba pare nag nga neutre jaarale élection yi ci yoon ku gagné ñu xam ne kii moo gagné ñu jox ko réew mi loolu mooy nit ku bëgg jàmm mais Macky Sall du nitu jàmm bu nekkoon nitu jàmm problème yi am Sénégal du fa am depuis le 2 ba léegi ñu ngi nekk di wax coow nit ñi wàcc ci dëkk bi di taal dëkk bi di taal Auchan yi di taal lu nekk di lakk ay biens publics parce que moom moo nekk ku violent parce que moom moo nekkul nitu jàmm moog ñu àndal dañuy xamb taal bi fu mu nekk nii nag li mu wane nii yépp mooy ne moom du dellu ginnaaw parce que lii occasion la pour mu jàpp Ousmane Sonko rek moo ko dese woon jël na Idrissa Seck traître bi yóbbu ko conseil économique et social environnemental ñeneen ñu mën a mbaal ñëpp transhumé nañ mu ngi dem di ànd ak ñoom léegi nag seen objectif mooy ñu toog fa ba 2035 wala toog fa à vie dee ci nguur gi loolu la bëgg mu ne nag kenn rek moo ci des moo ma jaaxal mooy Ousmane Sonko parce que ni ko jeunesse bi bëggee ni ko sénégalais yi bëggee moom xam na ne il n'est pas populaire Macky Sall même bi muy gagné élection moom mas a nekk nit ku populaire yàlla mooy tànn nit rek def le président te boobu amuñu woon choix parce que Abdoulaye Wade bëgguñu woon mu def 3e mandat xëy na gars yi wóoluwuñu woon ay Moustapha Niasse ak yooyu noonu moom mu ñëw porox ndoll ci affaire bi gagné Idrissa Seck tamit gars yi wóoluwuñ ko woon ndax protocole de Rebeuss beeg yooyu va et vient yi mu doon def ci mook Abdoulaye Wade ba sénégalais yi weddi ko yàlla dimbale ko rek mu ñëw si profité ci occasion bi victimiser wu rek gars yi jox ko réew mi jàllale ko loolu moo ko may chance mu nekk président mu ñëw nag nekk war a nekk nit koo xam ne dafay respecter sénégalais yi respecter kàddoom jéem a consolider la démocratie ak état de droit mu ñëw di jaay doole di def yëfu baa doole gën a ëppal Abdou Diouf gën a ëppal Abdoulaye Wade gën a ëppal Senghor parce que au moins Senghor Abdoulaye Wade Abdou Diouf ñoom daan nañ may seen opposants yi jàmm di leen bàyyi ñuy participer ci ay élections mais moom bi mu ñëwee discours bu mu njëkk a tenir mooy opposant du fi am mooy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mooy opposant du fi am man kenn du ma opposé dinañ la xamal ne Sénégal nag du royaume te moomoo ko dinañ jëflanteeg yow ba mu saf-sap fu mu yem neex man de wax dëgg yàlla ma fekkoon Sénégal jaral na ma dee billaahi wallahi wa tallaahi jaral na ma dee ñu ne man maa ngi deewoon pour démocratie sénégalaise parce que dafa am ku fa nekkoon bëgg a jël démocratie bi tëral ko rendi ko digg bëccëg man ma dee ci ma nekk martyr jaral na ma ko billaahi wallahi wa tallaahi képp ku toog di wax ne lii sa yoon nekku ci naa fekk nga bëggoo Sénégal gëmoo Sénégal parce que lii raam ci ñag bi la jëm bés bu Sénégal tàkkee ki ko taal mooy Macky Sall yow xoolal arrestation arbitraire yi lan moo ko waral des arrestations arbitraires di jàpp ay nit yoo xamante ni dañ doon marche ay jigéenu Pastef ñu lever immunité parlementaire seen leader ñu am droit constitution bi may leen ñu marche ñu wàcc ci mbedd mi di ko contester ay jigéen yu yore seen jëkkër yore seen ay doom ñàkkul sax am na ñoo xam ne ñu ngi ciy nàmpal nga jàpp leen ramasser dugal ci oto toroxal yóbbu téye garde à vue ba mu neex la nga defeere leen ci marche dans quel pays sommes-nous loolu laa leen di laaj ban réew lañ nekk kon kii xam ngeen ne kon bëggul jàmm képp kuy wax ne Macky Sall dafa bëgg jàmm yow da ngay wax lu la neex mais Macky Sall masul bëgg jàmm du nitu jàmm masu kaa wane. Guy Marius Sagna ñu jël ko enlever ko ñëw fekk ko muy jënd ji reer ñu koj ko jàpp ko te deful dara ñu ne dañoo ñaaw njot ci moom mais koo ñaaw njot ci moom kooku kañ da nga koy surveiller di ko bàyyi ko ba mu def mais koo xam ne defagul dara nga ne da nga ñaaw njot ci moom nga jàpp ko dem tëj defeere ñëpp toog di seetaan mais loolu amul sax ci dictature yi pays yi nga xam ne dictature moo fa nekk sax loolu amu fa doo jàpp nit rek dem jàpp Yaya Jammeh mi nga xam ne dictateur la sax masul def loolu Alpha Condé mi nga xamante ni ñu lu nekk ñu ngi ko koy wax bërki démb rek sànni na Macky Sall xeer daf ne un pays qui se dit démocrate et il emprisonne ses opposants
réew boo xam ne dañuy wax ne ñoom ay démocrate lañ ba pare di emprisonner seen ay opposants loolu la Alpha Condé wax te Alpha Condé moo gën Macky Sall foofu au moins moom forcé na jàllale 3e mandat yam jaay doole mais jàppul Cellou Dalein Diallo tëj ko ci kaso gi. Macky Sall nag moom instant bi dafa bëgg a def 3e mandat xam ne Ousmane Sonko moo ko nar a yàqal mu teg deal Ousmane Sonko utiliser benn xale bu ñuy wax Adji Sarr ñu ne déetawaay muy jàpp nit ñi di leen tëj les partisans de Ousmane Sonko jigéen ñi ñoom Maimouna Dièye ak ñoom Khady Mayekor ak ñeneen ñu àndal ñoom Fatima njëkk a jàpp jabaru Birame Souleye ne ko numéro bi doon menacé Mahmoud Saleh sa tur moo ci nekk mais Mahmoud Saleh mooy kat est-ce que Mahmoud Saleh moom mooy président de la République Mahmoud Saleh ban poste la am bu war a tax moom ñu war ko mu war a porter plainte rek ñu dem jëli ay nit rek jàpp leen tëj leen déféré leen pour lan mais loolu nañ ko seetaat ñoom Guy Marius Sagna dañoo ñëw fekk leen ñu toog ñu jàpp leen yóbbu Assane Diouf même chose parce que Clédor Sène moom moo envoyé benn message bi mu envoyé message bi ñu ne daf see tudd turu Assane Diouf Clédor Sène génn na leen Assane Diouf jarul ngeen koy jàpp man maa envoyé message bi ñëw leen ngeen jàpp ma après ñu ñëw si fajar gi jàpp Clédor Sène nee nañ ñooñu dañuy préparer pour yëngal dëkk bi pour appel à l'insurrection la ñuy def te Macky Sall taxawoon fii digg bëccëg def tentative de coup d'état moom loolu la def moom Abdoulaye Wade mënoon ko ci Abdoulaye Wade mënoon na ko ci jàpp tëj ko ne ko yow da nga ma bëgg a coup d'état comme li Senghor jàppee woon Mamadou Dia 1962 parce que daf ne Abdoulaye Wade bu forcé 3e mandat bi dañ koy jël fekk ko palais déloger ko loolu la wax moom moo gën a violent ñëpp kon kooku Sénégalais yi dañoo juum Sénégalais yi dañoo nekk ñoo xamante ni dañu am problème mu fal maanaam pour élire nit loolu seen problème la mënuñoo élire mais suñ nekkoon ay nit ñu mûr dëgg peuple bu mûr mën a élire wallahi Macky Sall kenn du ko fal Macky Sall kenn du ko fal Guy Marius Sagna il n'est pas violent biñ koy jàpp buntu palais mu nekk fa di marche ñëw téye gris mais est-ce qu'il était armé il ne représentait aucun danger il ne représentait aucune menace kooku da ngay ñëw rek na ko jógee leen fii dem leen quitter les lieux ñu jógee fa wala nga jàpp leen dugal ci oto bañ sori nga sànni leen fenn wala yóbbu leen sax commissariat téye leen benn 2 heures de temps rek après bàyyi leen ñu dem ñibbi ñoom ñooy garde présidentielle bi ñoo yore ay armes Guy Marius Sagna yoru toon sax puso ñu jàpp ko yóbbu ko kaso tëj ko ba mu neex leen ñu génne ko xañ ko ay droit yam moom moo gën a sonn moom du def dara ñu koy jàpp di ko tëj parce que nee nañ mooy cerveau bi lu nar a am ci moom lay jógee ko gis nga buñ naree yëngal Sénégal Macky Sall bés buñ lay dàq ci palais bi Guy Marius Sagna sax du ci bokk am na ñoo xamante ni kenn mënu leen a identifier ñu nga foofu Sénégal bés buñ la naroon a def lu bon ci ñooñu lay jógee ko te bu eboo mu leer la mais maître Moussa Sarr yéen a ngi dégg maître Moussa Sarr li mu wax ci Ousmane Sonko mais léegi ñoom mënuñoo respecter sénégalais yi respecter choix wu sénégalais yi nga xamante ni dañu porter seen choix sur la personne de Ousmane Sonko parce que dafa am lu ñu gis ci moom mu nekk espoir Sénégal nekk un pays de droit ku nekk am droit am ay ambition pour jiite réew mi Ousmane Sonko am ay ambition pour jiite réew mi ñëw ñu ne ko lii du fi amee danañ la yàqate la yàq ñi nga àndal jàpp leen tëj leen ci kaso yi léegi nag ñu ne loolu dinañ ko nangu loolu kenn du ko fi nangoo fu mu nekk nii amatul dellu ginnaaw Macky Sall kenn waru ko may dara lu mu bëgg nañ ci dem ak moom ba jeex tàkk fu mu yem neex bu fekkee ñoom ñoo nañ nit ñi ñu ray leen ñu xam ne gars yi dañu daanu ci champ de bataille bi quoi affaire bi noonu loolu rek moo fi sës nañ ci dem ak moom ku man sa morom duma parce que nekkul ku ñuy daw moom dafa foogoon ne Ousmane Sonko daf koy daw fu mu nekk ni conseil bi may jox gars yi rek mooy Ousmane Sonko moom bu ko kenn conseillé ci ñu ko jege bu kenn déglu naa fekk yi nekk Sénégal war a dox tànk jàmm te doxuñ tànk jàmm ñu naan ay na dem uy ji yoon fii yoon amul yoon bu ñuy uy ji moo fi amut yoon boo xamante ni Macky Sall lañ àndal moo leen di instrumentaliser ñu yore paaka bu ñaw naan la ñëwal ñu rendi la ngay dem
ma ne soo demee da ngay fekk ne da ngaa bëgg ñu rendil Ousmane Sonko buy dem ñu koy dóor mandat de dépôt dugal ko ci kaso bi juge bi bàyyi ko fa ba mu neex ko ba élection 2024 yi passé mu soog kaa ubbi. loolu lañ nar loolu mooy seen programme comme nu ñu defoon Khalifa Sall def ko Karim Wade instant bi Ousmane Sonko moo ci des Ousmane Sonko warul nangu loolu na guerre bi tàng na saf sàpp nañ jàmmaarloog moom Ousmane Sonko warul dem tribunal. ñii bu ñu bëggoon jàmm coow lii yëpp dinañ xëy rek bind convocation ci même pas kañ lañ lever immunité parlementaire vendredi mercredi ñu ne convoqué nañ ko lundi lañ bind convocation bi démb ñu ne convoqué nañ ko mercredi loolu mooy ñëwal ñu tëj la. léegi Adji Sarr moom dafa am jàmm quoi moom Adji Sarr mi nga xam ne moom nee nañ moom lañ violé moom moo am jàmm léegi Sonko amul benn droit amul benn jàmm ñi ànd ak moom amuñ benn droit amuñ benn jàmm ñoom la ñuy jalgati seen ay àq ak seen ay yelleef di leen toroxal di def répression ci seen kaw di leen opprimer ma ne résistance dafa jot constitution bi moo ko mayee constitution bi moo mayee résistance parce que Macky Sall yàgg na xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef bi mu njëkkee toog li mu njëkkee interdire mooy ay marche nga xamante ni droit fondamental la bu ñu def ci constitution bi nekk bépp sénégalais bu am lu la naqari da ngay yëgal préfet bi wala sous préfet ba ne ko dama bëgg a marche mu bàyyi la nga marche interdiction de marche warul am foofu États-Unis ku bëgg a marche da ngay marche malgré pandémie bii nii laa la wax nii ñoom Ousmane Tounkara dem nañ ba buntu Nations Unies te mbas mi ma nga États-Unis waa Europe bi Bordeaux Paris Italie waa Brésil ñoom ñëpp marche nañ te ñu ngi ci en pleine pandémie mooy kii bi mbas mi coronavirus bi xool leen image yi Brésil yi dañ leen a bàyyi ñuy marche ñu escorter leen ñu nekk fa di photo policiers yi di kaf di rey te Sénégal loolu mënuñ ko faa am ñun suñ propre dëkk ku bëgg a marché Macky Sall ni la doo fi marché léegi nag il faut que nag lu fi des mooy dem tool mbaa taxani ñaar yëpp a métti Macky Sall du ku ñuy daw da ngay jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom fu mu yem neex lu ñu am ñu jël ñoom ñoo ñu ëpp doole kañ ah ñoo ñu ëpp doole te doole ji ñu yore ñun ñoo leen ko jox loolu lañ ñuy jaay. léegi nag pour ñu wan leen ne doole ji ñu yore ñun ñoo leen ko jox il faut que le peuple jël responsabilité am génn xam ne lu ñuy xeex nii du Ousmane Sonko lañ koy xeexal mais pour Sénégal la pour démocratie Sénégal pour état de droit pour république bi nekk dëgg lu tax ñu naan république mooy lu ñëpp bokk. loolu moo tax peuple bi yëpp war a génn wan Macky Sall na ko doo tus doole jii nga yor ñun ñoo la ko jox te buñ ko bëggee nangu dinañ ko nanguwaat seul le peuple est souverain waruñ am dara luñ ciy moytu fu mu nekk nii. kilifa diine yu nekk ak kilifa aada yi suñuy am ku ñuy waxal nañu wax ak Macky Sall mi nga xam ne moom lañu jël suñ doole jox ko mu ëlbati ko di ñuy xeexee doole jooju noonu wan ko ne ko carrément yow yaa yore sa yet di dóore bàyyil dóore yi te nga teg réew mi ci yoon. am na benn sëriñ bu ma dégg bu dëkk côté ay sa Saalum bi noonu quoi fàtte naa sax nu mu tudd ak nu mu sant wax na ko Macky Sall nee na ko nit ñi ñu ngi lancé appel ne na kilifa diine yi wax man kilifa diine laa maa ngi wax. te li ma lay wax mooy li nga bëgg mooy sa projet 3e mandat bi teg ko ci suuf bul jàpp ne Alassane Ouattara def na ko Alpha Condé def ko nga jàpp ne Côte d'Ivoire ak Guinée ak Sénégal benn la du benn xaajul bay nekk benn te su boobaa di nga ci xam dara lu ci kanam rawuli gën gars yi bu dara sedd voilà na lépp yëngu bu leen déglu kenn taxaw leen ngeen protéger Ousmane Sonko na ñëpp dem buntu kër Ousmane Sonko policiers yi ëppuñ ñu gendarme yi ëppuñ ñu ñun ñoo leen ëpp na ñëpp dem buntu kër Ousmane Sonko ñu taxaw ne Ousmane Sonko du dem wala ñëpp dee ci jour boobu noonu mu jeex tàkk voilà jaa ngeen jëf waay asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.